ndox bi dafa wër jàkk ji partout ci biir quartier yi amoo fenn benn accès boo mën a jaar ba egsi ci jàkk ji te jaaroo ci biir ndox bi te ndox bi tamit daa wóorut surtout guddee guddi ndox mi wóorut parce que ñax yi nga gis nii ak lu ne moo nekk ci ci ñax yi léeg-léeg xale yi dañuy ñëw ñu naan ma imaam ñun day gis nañu jaan ci ñax yi loolu nag xam nga daa wóorul dox et même naay bi topp ci man ci jàkk ji dañoo mujj dafa génn kër ndax ndox bi ci école bi lañ ko héberger donc fii vraiment ndox mi sonal nañ sono boo xam ne bi foofu rek la mën a yem jàkk ji mënutoo ci am sax mbooloo léegi ñaari nit ñetti nit ñoo lay ñëw fekk foofu te loolu bëccëg bi la guddi gi doo gis kenn fajar bi da ngay noot yow kenn yaa fay julli parce que kenn mënul ñëw tamit amul kenn kuy jël risque pour dugg ci pour ndox mi pour ñëw ci jàkk ji donc yow kenn yaay jullee ci biir jàkk ji donc métti na trop te at yi yëpp nii la du doon at bi du at bii rek mais at yi yëpp nii la ñu dundee nii la ñuy dundee ba nawet bi jeex ñu soog a mën a ñëwaat ci jàkk si. ndax moto pompe yi ñuy dégg ci dëkk bi autorité yi di ko joxe agsi na fi. ah man de dëgg gisuguma moto pompe bu ñu joxe fii am na nag ay sapeur yu fi neew te di tëral ay raakool léeg-léeg ñu xëcc fii léeg-léeg duñ ko xëcc waaw mais gisuma daal moto pompe yu ñu jox ñu ne kii quartier bi autorité moo la ko jox wala keneen moo la ko dimbale loolu moom gisuguma fi dëgg waaw. man maa ngi tudd Elisabeth Ngom bàjjenu gox Amdalaay 3 waaw. maman Elisabeth lan mooy sa gis-gis ci ndox mi. gis-gis ci ndox mi mooy damay njëkk a comme bàjjenu gox laa damay wax nit ñi nañu sol seen masque respecter mesure barrières yi parce que feebar yi bari nañ ci dëkk bi torop xale yi dañu sibru ñii xale bi am na xale bu doon wàcc fii léegi nii ah wax dëgg yàlla ñun sonn nañ ci ndox mi torop kër yaa ngi taa kenn mënut la dem fenn sonn nañu torop amuñu benn dimbal nag ñun duñu gis ndimbal dara rien daa mel ni dañ ñoo fàtte fii Amdalaay vraiment sonn nañu. gis nañu ak xale yi tamit feebar yi bëri na xale yi dañuy arbis ñi dañuy ak palu bi ni mu bëree si dëkk bi. mu goog léegi moom la moo tax ma wax la ko léegi xale yi feebar nañu li ñu dañoo soj ñii dañoo tëdd seen kër mënuñu génn sax ndax kii yooyu dañoo bëri yooyu bëri nañu kenn mënut a taxaw ci biti sax. te yow bu bëree rek palu am waaw yëpp a ngi fi ñun daal ñoo ngi noonu rek vous êtes venu à temps vraiment dañ leen soxla woon bu yàgg ni nga def ni moom vous êtes venu à temps léegi nag dañu bëgg nag ñoom ñu dimbal ñu ngir yàlla lu faj suñu yooyu ah. léegi jigéenu wérul yi nan ngeen di def ba jàllale leen bu ñu waree matu. mu ngi noonu man bi ma mos a am fan yee passé kooku dafa am doom ci kër gi aw ma oto aw ma dara xam nga du ma def saret laa xëcc ànd bi dagul de risque laa doon def parce que mënoon nañu ciy jàpp sax ma jël xale bi teg ko ci saret jël doom bi dama jël yaay ji ak doom bi ñu yëkkati ko teg ko mu tëdd ñu jël doom bi teg ko ci kaw saret bi di dox ndànk ba egg hôpital te xam nga hôpital ak fii dafa sori trop amuñu yoon bi ñu jaar sax déjà yéen gis ngeen yoon bi ñu toog fa taxaw nii yoon la mënut a jàll beneen yoon itam amuñu yoon ñun daal ñu ngi nii nag mel ni dañoo nekk ci kaso vraiment ci kaso la ñu nekk waaw sonn nañ trop nag. lan ngeen di wax autorité yi ñu jàppale leen. autorité nañ ñu jàppale ngir yàlla ak yonent bi ah ñun jigéen yi amuñu ci lu ñu jàpp liggéeyuñu defuñu dara buñ doon liggéey sax léegi mënatuñu génn dinaa souligner fii benn ndox bu ñu naan sax amuñu ko amuñu éclairage amuñu fu ñu tuuri mbalit amuñu kii nu mu tuuti kër yi indoon fii en pagaille borom kër yi toxu amuñu fu ñu tox loolu tam metti na ñun daal wax dëgg yàlla bu ñu amoon ndimbal dina baax lool waaye ndimbal la bu ñu wax ñun duñ ko gis sax ñun waa Amdalaay mosuñu am benn ndimbal du jigéen yi du xale yu góor yi du mag ñi du dara. kenn ñëwu fi pour seet si leen. duñu seet si wax dëgg yàlla gisuñu kenn vraiment sonn nañu te suñu amoon ndimbal ñu jël vraiment sonn nañu de. gis nañu ni nit ñi commencé nañu jot ay ndimbal ndax ndimbal yi agsi na ci quartier gi wala.
ah man de loolu déggaguma ko fii ndimbal ñun moom gisuñ dara ku la ko wax it day wax lu ko ne waaye gisuñ fi dara. gisuma ko dégguma sax ku ko wax. maanaam kenn gëstoogu leen daal. kenn gëstu ñun itam jooyu ñu dem fen dañuy jàpp sunu ngor rek ndax xam ne boo amoo nooy def waaw loolu daal laa mën a wax. est-ce que yéen tamit jot ngeen def ay appel pour nit ñi mën leen a dimbali wala. ah kooku nag ñi koy dox ñu ngi fi ñoom gisuma ak ñoom waaye xam naa ñu ngi koy dox loolu daal laa mën a wax ndax bu ma waxee ne amul damay daal di dugg ci tooñ yàlla nañu yàlla jàppale rek boo fekkee am na ñun ñëpp ñu gisandoo ko waaye daal ndox mi daal moo ma jaaxal man affaire ndimbal moom yàlla moo ko yor. bon question boobu dinaa ci sawar a tontu parce que suñu combat pour ndox mi c'est simple lii chaque année la dañ ciy xeex chaque jour suba ngoon bu dégg bëccëg parce que ñun suñu problème déjà Parcelles Assainies yi nekk fële ndox mi dafa pant bu ñëwee fii day stagné fii léegi problème bi ñu pour mu dem fële il faut ñu pomper ko te pompe xam nga ñun amuñu les moyens dañuy taxale rek amuñu les moyens peut-être daal démb lañ dégg nii bon am na ay kii fi nekk am na pompe fi nekk peut-être xanaa dinañ ko commencer pompe mais daal suñu combat moom chaque jour gisuñu benn autorité bu ñu dimbali bu ñu massa waxul parce que amuñu dimbal parce que maire xam nañ ne amul compétence inondation mais au moins ne serait-ce que sax nga ñëw ni population bi massa ñu xam ni vraiment lii métti na quoi léegi nag suñu combat chaque jour ci loolu lañ ne ba moo tax sax ñu faire appel à votre télé. kon yéen ba tey daal gisagoo leen benn autorité ni maire ni rien du tout. non gisaguñ dara ñun soxlawuñu ku ñu dimbal parce que xam nañ ni maire amul capacité pour inondation mais mu ñëw massa wu leen daal mu ñëw au moins ni massa affaire yi bokk ak yéen quoi yaa ngi dégg moo tax ñu faire appel à votre télé la Prox TV comme ça au moins image yi ñu mën a circuler nit ñi mën ko gis au moins xam ni vraiment quartier Hamdoulaye Tall ñu ngi dund ci situation yoo xamante métti na trop suñu jàkka ji imam bi xam naa peut-être intervention bi souligné na ko première sape bi sax mënutul fees parce que kenn mënutul accès ñëw ci jàkka ji deuxième imam bi topp ci moom këram dafa inondé dafa génn ñu ngi ci biir école donc vraiment situation bi la ñuy dund chaque année luñ ci waay dimbalee daal ñu jël ko te yàlla tax. mais est-ce que yéen jeunes quartier yi est-ce que def ngeen ay démarches pour gis autorités yi pour parce que tamit dañu na ndimbal na te fekk loxol borom waaw. bon ndax jot ngeen def ay démarches. non jotuñu def ay démarches xam nga lu tax parce que am loo xamante ni ñun du suñu rôle autorités yi dañu leen fal pour ñu nekkal fi askan wi pour ñu jàppale ñu te yàlla tax li ñu leen di laaj ñun ñoo ko moom. li ñu leen di laaj ñun ñoo ko moom ñoom dañoo war a saytu di ñu jàppale te yàlla tax mais waxuñu chaque année situation yi nii ñu koy dund dafa metti quoi vraiment. dafa kon yéen chaque année daal nii ngeen di nekkee chaque année nawet bi bu jotee rek da ngeen di sonn. non chaque année ñun koy fi mu toll nii su xiinee sax ñu tiit ñun su xiinee rek ñu tiit yàlla mu yàlla baal mais quartier Hamdoulaye Tall bu ñu sañoon nawet bi am fi tey parce que vraiment situation bi ñu dund dafa metti quoi. waaw. léegi yéen yan solution ngeen xalaat daal pour ndox mi. bon solution bi ñu xalaat pour ndox bi man quartier bi ma njëkkoon a dëkk fi ma njëkkoon dëkk maa ngi dëkkoon terminus 61 bi Dakar Dem Dikk assainissement bañ fa def bassin de rétention yi mais mënoon nañ ko def fii bu ñu ko defee fii ñooñu fi doon ñu am problème inondation ñoom tàggoon nañ mais ñun tant que ñu ngi dund lii chaque année nii lay demee bassin de rétention rek gis nga fii bayal bi gis nga ko caméraman bi fu waree mën na jël lii lépp mais gis nga lii lépp bayal la boo xamante ni vraiment war nañ ko mën a def bassin de rétention bi boole kook Camille Basse bu ko defee mu jëm ci foo rek déjà loolu la ñu waxoon mais ba léegi jusqu'à présent bon gisuñu dara quoi. merci beaucoup. maa ngi tudd Gnilane Diop dëkk Kër Massar quartier Hamdoulaye Tall waaw élève la parce que damay def formation couture mais koñ bi gis nañ ni métti na trop chaque année nii lay demee soo bëggee génn sax pour jënd doo lekk da ngay wiiri ba sonn te tamit en plus dañoo yor ay xale te xale yi dañuy génn bugg a fooy ndax xale ñëpp xam nañ ni kenn mënu koo tëj ndax boo ko xañee liberté am rek xañ nga ko lépp te dañuy bëgg foowi te dinañ dem mais sa xel du dal en tant que mère sa xel du dal xale yi di jugg ci ndox bi salte bi te mën na leen jural ay feebar te en plus ndox bi am na lu nekk da ngay dégg mu ngi ci ndox bi te chaque année nii lay demee sonn nañ trop bëgg nañ. xale yi bu ñuy jàngi wala jeunes yu ndaw yi bu ñuy jàngi risque yu ñuy rencontrer ci ndox mi est-ce que mën nga ñu see leeral tuuti. ah métti rek parce que ku nekk soo sañoon doo bàyyi sa doom muy xuus ci ndox bi di jàngi mais lu mënul ñàkk faaw mu am ndax bëgg nañ xale yi am éducation bu baax te ñoom ñooy nekk magu ëllëg kon sonn nañ daal bëgg nañ ngeen jàppale ñu sonn nañ trop suñu waxee suñu waxul yëpp sonn nañ jamono yee passé ba taw bi gën a métti dañoo tëdd ba guddi ndikate suñu saal bi mi ngi ballu ndox baa ngi fii ñoo mujjee jug si guddi si dem weer mat laa yeeg yëpp
sonn nañ torop wax dëgg fa yàlla. maa ngi tudd Papa Demba Sall dëkk fii ci quartier Amdalaay 3 nekk ci Alaaji Paate Kër Massar. lan mooy sa rôle ci quartier bi. waaw man nag bon notable la ci quartier bi maanaam ci staff délégué bi ci laa bokk. waaw nekk dëkkandoo aussi voilà lépp loo xam ne ay jafe-jafe bëgg a dal si suñu kaw waaw duñ mën lu may daal di ci antu voilà loolu rôle citoyen daal la ñuy joué fii nga xam ne ci gox bi nga xam ne ci lañ dëkk. Papa Demba Sarr lan mooy sa gis-gis ci wàllum ndox mi ak inondation bi. waaw gis-gis bi ma ci am yaakaar naa ne kenn ku ci ne ñu ne fii boo ko laajoon loolu la lay wax parce que depuis 2012 ba léegi ñun ci conditions yi la ñuy dund nawet bu jot ndox mi maanaam daf ñuy wër voilà day dugg ba ci biir kër yi te bu yàlla defee nawet jot kenn dootul am jàmm waaw borom kër yi dootuñ am possibilité génn dootuñu liggéey xale yi di feebar même war ngeen koo seetlu bi ngeen di ñëw léegi am na ay xale yoo xam ne wàccu nañ fi seen kanam waaw xam nga loolu lu doy waar la te dafay bëgg a yàgg 2012 ba léegi yaakaar naa ne bu fekkee amuñ ci benn solution yaakaar naa day gën a doy waar rek macha allah. waaw 2012 ba léegi yàgg na ndax gis ngeen autorités yi ñëw seet si leen jox leen aide alimentaire yi ñuy dégg ci yeneen gox yi ndax agsi na fi. loolu nag la ñuy gën a jooytu man yaakaar naa ne nit bu moomee këram lépp loo xam ne sooxe na fa le minimum mooy au moins mu ñëw ne la massa au minimum mu ñëw bokk ak yow li nga xam ne jafe-jafe yi nga xam ne moom ngay dund mais ba mu dalee am ba léegi ñun gisuñu autorité municipale gisuñu autorité étatique gisuñu kenn du ñàkk nag am na ay yenn bonne volonté yu ndawaan yoo xam ne léeg-léeg ñu ñëw dimbale ñu ci saabu dimbale ñu ci ceeb dimbale ñu ci suukar voilà di profité wax dëgg yàlla am ci occasion bi di leen sant di leen gërëm ndax wax dëgg yàlla am fii ay néew di doole rek ñoo fi ne boo xoolee dëkkuwaay yi ni mu bindoo ay daw làqu ñoo fi ne ñu bëri ci yeneen gox lañ jógee te ñu foofu ñu jógee tamit am bënd leen sonal ñu ñëwati fii fekk fi même problème voilà donc gis nga rek noonu lañ nar a dëkkee 2012 ak léegi xale bu ci juddu woon léegi macha allah léegi xale bu góor nga. koñ bi ñëpp xam nañ ne am na ay mag suñu papa yaa ngi fi suñu yaay yaa ngi fi si paa yi dañuy xëy bugg a dem si jàkk ji fajar julli ji war a xuus si ndox bi te ndox bi ñëpp xam nañ ne ànd na ak sobe ndax du ndoxu taw kese ndax bu tawee ñii seen foos yi dina fees ñii seen kër yi dina fees te ndox bi dina laxasoo yeneen ak yeneen bu ko weesoo ndox bi am na ay choléra daayira mbott moom Kër Massar la waaw fi la fekk ñun kenn amatul deret yooyaa ngi bëgg a rey sonn nañ guddi bu jotee moom da ngay découragé barax yaa ngi nii bëri na yéen daaw ñëwoon ngeen fi gis ngeen ni mu mel ren ngeen ñëwaat fi xam ngeen ne amul benn changement sonn nañ torop rawatina suñu mag yi ak xeetu ndox mi te xam ne kenn wératul jamono ji ñu toll kenn wératul ndox bi mun nañoo yokk feebar sonn nañ torop dama leen di ñaan ngir yàlla war a suul képp ku ñu mën a jàppale rek ñu jàppale ñu suñu xale yaa ngi nii ay góom ndoxum siti dañ kaa am góom baa ñi bëgg a rey ndax ndox bi baaxul aar bis ndox bi am na ay choléra ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ne dañ koy jël waaw xam ngeen ne barax yi lii ku ko xool xam ne ñaaw na ak Kër Massar nu mu populaire macha allah dañuy ñaan daal ngeen jàppale ñu. voilà léegi daal loolu mooy sunu mbébét ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy lif ñokk ci municipalité bi nekk ci état bi war nañoo gën a gestu ndax ñun ay sénégalais lañ ci dëkk bi lañ bokk yaakaar naa ne duñ defal ay nit ñi nekk ci yeneen gox ñun bàyyi ñu lese ñu en rente loolu nag dañ ne gannaaw su tey loolu day dañ voilà dañuy jël suñu courage entre les mains danañ ko xeex fañ ko war a xeexee bu jaree ñu wàcc mbedd mi parce que nag lu ëpp day tuuru waaw. en tant que notable yan ampleur la ndox mi mën a am tey. gis nga ko ba muy door ci bas-fond yi rek la commencé woon cuvette yi parce que boo xoolee fii dafa am lu ñuy wax le tracé naturel de l'eau boo xoolee ndox mi ngi jóge fële ci Parcelles Assainies yi fële jóge boo xoolee nii lay topp dugg nii jaar cité Amina dem unité 3 mooy dem ba Camille Basse
donc xam naa bu ñu ñëwee ci solution yi du ñàkk ñu am ay propositions yoo xam ne dañ ko def donte duñ ay techniciens waaye li ma la wax nii moom mooy le tracé naturel de l'eau ku ñu doon dimbale maanaam ci ay wàllu canalisation mënul jaar feneen fu dul fii duñ fi nekk nag di jàngal ñi nga xam ne ñoom ñooy techniciens yi seen liggéey waaye tamit war nañ ñu ci sédd war nañ ci jox suñu cër parce que ñun ñoo fi yeewoo ñun ñoo xam li ñu xam ne gestu leen daal gestu leen voilà ñëw fi ñu waxtaan ak ñoom jox leen suñu avis wax leen li nga xam ne moom la ñu bëgg ñu boole kook seen xam-xam ñu génn ci lii lu mu gën a gaawee. waaw fii de je crois c'est l'occasion moo wax ko tey parce que souvent on a des problèmes à Aladji Pathé école bi ci biir moom du taa chaque année il y a des sinistrés à l'école mais accès école bi mooy jafe fii pour nga accéder su école ubbee pour xale yi ñëw ci école bi il faut remuer terre et ciel parce que li ko wër yëpp dafa taa. Les alentours de l'école, l'accès est extrêmement difficile. Et je sais même pour l'inscription au CI, quartier yi feete ne yëpp mënuñu ñëw pour inscrire seen doom yi parce que ndox mi daf leen baare soo xoolee ci ginnaaw tuuti soo duggoo ci biir ci biir foofu ndox mi mu ngi presque à 1 mètre de hauteur donc parents yi mënuñu ko franchir pour ñëw inscrire seen doom yi. Je suis obligé maintenant pour l'inscription léegi ñi nga xam ne ñoo feete fii ay jàmbali biir Aladji Pathé nii ñoo mën a accéder fii mais tous les quartiers qui sont au nord et au sud mënuñu accéder actuellement à l'école donc l'accès pose problème même man mi pour ma ñëw fii damay parfois su dee ma bëgg a jaar à la pharmacie dama louer charrette pour ñëw d'autre part nag pour ma ñëw il faut ma def un contournement de 2 kilomètres pour ma ñëw fii ci école bi donc l'accès pose problème waaye fii li appel bi mooy 2 choses canalisation pour Aladji Pathé Keur Massar et encore ay yoon parce que ñaari yu moo suñu problème handicap soo xoolee fii amul goudron bu ñuy wër fii amul goudron amul même piste latéritique amul fii y a des routes sablonneuses bu ñoo fi nekk mooy yoonu suuf donc ñu ngi lancer un appel à l'État pour ñu jàppale ñu ci ay canalisation ak encore ay yoon pour ñu mun a am goudron parce que fii amul goudron. mais plan Orsec bi accès gu fi. Le plan Orsec est là mais ça pose problème. Ce matin même j'ai téléphoné à des autorités pour ñu am ay matériels yoo xam ne parce que man dans les quartiers daa am ay points d'eau yoo xam ne ay poches la poches yooyu dañuy fees dara bu envahir kër yi te léegi à chaque fois dañu bëgg a pomper doo am matériel boo ko pomper donc on parle d'un plan Orsec. donc vous n'avez pas de motopompe ici. Non actuellement ça pose problème motopompe amul tuyau amul parfois j'appelle ça pour pompier on dit que matériel ñëwagul c'est pas encore mis en place et il y a des poches yoo xam ne c'est presque ça envahit plus de 100 maisons dans les quartiers mais parce que ici il y a un problème boo xam ne aussi c'est extrêmement important parce que ici à côté de l'école il y a le tracé naturel de l'eau tey ndox mi mu ngi jógee unité 27 jaar unité 26 du quartier Amdalaay transité par Amina ñëw juste entre le quartier Madiabel et les Parcelles Assainies unité 6 transité par le boulevard qui sépare Aladji Pathé ak les Parcelles Assainies jaar quartier Serigne Mansour dem directement unité 3 unité 3 boobu c'est à Camibas. Là-bas, c'est la porte de l'eau et la plupart des gens, même la presse, vous avez été brave, hein? Parce que la presse au Sénégal, il reste là-bas ci goudron. Or, c'est pas ndox mi peut-être faut voulez transiter, mais xooleen quartier yëpp c'est des quartiers submergés d'eau dañuy fees del ak ndox parce que ndox mi ñëkk mi baas fii lay jógee donc le plan Orsec là en tout cas wax nañ ko dëgg nañ ko mais ñun encore on n'a pas encore vu les fruits vraiment de ce plan là ñu ngi xaar nag état bi peut-être d'ici peu de jours ils vont réagir. fekkee wax dëgg rek moo ñu yëkkati nit ñi lekkatuñu naanatuñu parce que ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kër yi di liggéey ñemeetuñoo génn parce que bu fekkee yow da nga daan sa doole dem di am looy for ndox mi wër la mais doo fa mën a bàyyi sa soxna ak say xale dem def lan pour nga génn sax problème am na ñoo xam ne échelle lañ leen di tegal pour ñu mën a génn seen biir kër maire yu màggat yi ci ko terrasse yi lañ leen di weer ñu nekk fa ay weer xam nga ne loolu vraiment c'est extraordinaire donc koo xam ne daf ñuy dimbale ci foofu lay tàmbalee parce que saako bala moo taxaw dara nekk ci saako bala moo taxaw dara nekk ci fi mu toll nii boo xoolee image sax boo xoolee da ngay xam ne ñun amatuñu doole ku lekkul mënoo am doole xoola xale yu ndawaan yi donc wax dëgg yàlla am war nañoo gën a am yërmande ci askan wi ku ñuy dimbale ci loolu ngay commencer bu ñu jógee ci loolu mu am ay solution yoo xam ne ay solution à court terme la mooy fexe nu ñu pomper leen ndox mi parce que dañuy wax ñun amuñu problème inondation xam nga lan lañ am problème évacuation des eaux maanaam taw fi taw boo xam ne
war nañoo mën a jaaxal ñun dañuy seetaan li ne ci télé yi xew ci yeneen réew mais day taw lu bëri li muy taw foofu 10e bi bu ko tawoon fii sax xanaa ñun dañuy tëmb donc on n'a pas un problème d'inondation nous avons un problème d'évacuation des eaux te loolu man jàpp naa ne c'est très facile à régler li ñu gën a mën a dimbalee mooy ñu def tout pompeel ñu ndox mi ñu mën a nokki vaquer à nos occupations ñi liggéey dem liggéey mën a am loo xam ne moom la ñuy dundee foofu la ñu war a njëkkee am na ay solutions yoo xam ne à moyen terme et à long terme moom mooy canalisation yi assainissement wax naa la léegi ne la tracé naturel bi fii la jaar donc normalement war nañ fi mën a def ay bassin de rétention def fi canalisation waxuñ nag n'importe quelle canalisation bu ñuy wax canalisation nañu defal loo xam ne de qualité la waaw waxuñu ñu def ci canalisation boo xam ne dañuy toog ñaari at ñetti at mu fatt waxuñu loolu nañ ko jox ñi nga xam ne ñoo ko mën a liggéey ñu jox leen ko ñu def ko liggéey bu mucc ayib yaakaar naa ne loolu buñ ko defee macha allah solution dana am. implanter aussi ay forage du ma jàngal techniciens yi dara bu ma déggee léeg-léeg ñuy wax ci télé yi ak ci rajo yi man dama naan ñii ñu jiite dañuy nax man loolu laay wax loolu laay def sama xel. parce que bu ñu waxee dañuy pomper ndox mi di ko yóbbu géej xam nga dafay xaw a doy waar nit ñi def ba autoroute Ila Touba génn Dakar mais mën nañoo def ndox mi génn Dakaru man maa ngi bàyyeekoo Jolof ñii ngi bàyyeekoo Saalum ñii ngi bàyyeekoo Bawol yaakaar naa ne ndox ma foofu lañ ko gën a soxlaa mën nañu def ay tranchées yoo xam ne bien protégé mu topp autoroute à péage bi génn Dakar ñi nga xam ne dañuy bay mën koo utiliser mu gën a mucc gën a ñoŋal seen nekkin. Monsieur le directeur léegi yan solution nga mën a proposer jéem a xool ndax dinañu mën a am ndox mi lu ko fi jëlee. ndox mi lu ko fi jëlee la seule façon mooy lan mooy canalisation et même canalisation sur des canaux yu ndaw day fat parce que ici c'est une cuvette wax naa ko léegi c'est une cuvette de 2 kilomètres de l'unité 27 bu Camibas toutes les heures Jaxaay ak toutes les heures yu jógee ci kaw yëpp unité 27 ci kaw fii lay transiter dem tout droit unité 3 donc tant que amul un grand canal comme canal 4 bi nekk Dakar amu fii si cuvette bi ndox mi du dem. Matar lañ tudd sant Kandji dëkk fii Kër Massar ci ñu ngi ci kàcc Amdallah mais Jamwel lañ dëkk mais Kër Massar moo ñu ñor boo gisee ñëw taxaw fii tey ku ne woo nañ ko te ñi ñu fi woo ñëpp dafa mel dañoo xamul dëkk bi tey dañuy wax ak président direct président li ñuy wax ak moom ak li ñu koy ñaan mooy dëkk boo si ñëwee da ngay xool ñu dëkk ci dëkk bi nga jox leen pour ñu defar dëkk bi mais doo jël ñi nga xam ne Richard-Toll lañ dëkk wala Bambey lañ dëkk wala feneen nga ñëw leen defar Kër Massar loolu ñun moo ñu metti parce que li ñu jël di ko investir si Kër Massar kër président yaa ngi liggéey de mais li ngay liggéey fi nga ko war a jaarale nga ko jaaralewul parce que yow tey fii am na ay autorité kan moo fi autorité tey maire moo fi ne maire bi fi nekk Moustapha Mbeng jëla nga teg ko ci loxo mu ànd ak chef de quartier yi ànd ak ñi fi nekk ñu xool li ci dëkk bi ñu def mais ay ministres yi nga xam ne xamuñu fii ban quartier la ban ministre ngeen fi gisuñu fi benn ministre jox leen ay milliards te ñun gisuñu ko yéen ñaata yoon ngeen gis fii ay ndox mu taa te mënuñu fexe ba mu am li nga xam ne saafara da ciy am nañu waxante dëgg président mu ngi def li mu war a def mais na ko jaarale fi mu ko war a jaarale parce que kër day am buntu nañ jël lii teg ko ci loxo honorable ñu ngi ñaan ngeen defaral ñu fii di Jamweli di Alaaji Paate di fépp muy Kër Massar président ñi mu jox moyen ñu génne ànd ak préfet ànd ak maire bi fi ne ànd ak chef de quartier ñu defar ñu suñu dëkk mais lii du yoon duñ jox ñi nga xam ne xamuñu fii ñu jël xaalis bi kenn xamul fu ñu ko dugal ba pare ñëw duñu sonal fii chaque jour bu indoo na ñun ñooy sonn ñun fi ñu nekk amul ndox mais dañoo dëkk ci dëkk bi te dëkk bi ñu dëkk nag képp ku koy defar dañ lay jàppale ñun daal loolu lañu amoon lu ñu wax président yaa ngi liggéey de mais xool lu baax fi ngay teg sa loxo milliards yi nga yëkkati defar na àdduna waxuma la dëkk foo koy teg xoolal ci loxo yi ñu koy teg bu baax a baax ñu ngi gërëm nag ñi fi nekk tey ay jeunes yi nga xam te ne volonté wu nañ tey pour defar fii ay jeunes yëkkati seen moyen ay maires yi nga xam te ne bàjjenu gox artistes ñoo nekk fi ñun ñëpp nekk benn pour defar suñu dëkk ñu ngi leen di ñaan président nga xoolaat bu baax a baax Kër Massar parce que démb kenn ñëwu fi woon mais tey Kër Massar ba mu neexee ñëpp a ngi xëcc di ñëw kon ñooñu seen intérêt moo leen fi tax a jug xoolal bu baax loolu lañu am lu ñuy wax. Moustapha Mbeng man dama li ma lay ñaan tuuti la gis nga maa ngi wax pare gu ba sax gis nga xale yi ni ñuy nappee ci ndox bi nii jën te fii dafa am kamb bu xóot boo xam ne yoon la après nga xale yi dañ fiy napp ay jën di indi
di jën yu baaxul sax te ku fi bu xale lappee ci biir wax dëgg yàlla ñooy sonn ak suñuy njaboot. waaw wax dëgg yàlla nga jàppale ñu fi rek ñu def fi barrage boo xam ne ay morceaux rouge sax comme ça ku jaar fi nga xam ne danger la waaye gis nga ko nii dafa fees dell mu ngi nii. maanaam yéen waa Amdalaay 3 sonn ngeen. sonn nañu trop. da ngeen di woote ndimbal Moustapha Mbengue jàppale leen. man ni ñoo ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant ñun waa Amdalaay 3 ñoo ngi nii jaaxle ne ci biir ndox mi gis nga fii yëpp ndox la daaw sax am na xale bu fi duggoon borom kër gi moo ko feeñal bu du woon ak moom mu dee xale yi amatuñu fun fowe ndox mi yàgg nañ fi gis nga barax bi ni mu saxe di ñoo ngi ñaan képp ku mu mën a dimbali ñu dimbali te yàlla tax xale bu amul fu mu fowee dëkkuwaayam du neex ñun amatuñu yoon ñuy xëy faja di jiwti jën amuñu fu nu jaar di jaar ci biir yi nuy daanoog suñuy tànk di am problème te ñun ñoo yor suñuy kër di jàppale suñuy borom kër Moustapha Mbengue nag ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaan ndax bu doon ndox rek kon du am ndox ndax këram bala ma faa dem fi ne damay wiiri ay birig laay jéggi te ba mu koy dagg ak di wut kër xam na ni fii dëkkuwaayu ndox la kon ndox yàllaa ko fi indi waaye ñu ngi koy ñaan lu mu la si mën a jàppale mu jàppale nu sama ndox mi jóge ndax moom fa mu dëkk boo fay dem da ngay wiiri moo nu gën a ne ci ndox mi ngi liggéey nag waaye ñu ngi ñaan mu gën noo jàppale te yàlla tax ngir jëmmi Seydina Muhammad yàlla na ko yàlla yokk Moustapha Mbengue jàmbaar la yàlla na ko yàlla gën a yokk suñu cantine gaa ngi ne ci biir ndox bi barki yonent bi sonn nañu trop ñu dimbali ñu jël xam nañ ay jàmbaar ñu ngi liggéey mais nañ gën a yokk jom rek gën a farlu waaw suñu doom yaa ngi ni gis nga si dox yi lañuy dugg du tey colère def lu nekk tere nañ ba sonn ñaan nañ ba sonn léegi ñu ngi leen di ñaan rek ñu dimbali gën ñoo jàppale rek affaire bi jëm kanam Sénégal jëm kanam te yàlla tax am na yeew keroog la fi maire bi gis yeew bi fii ñun ñëpp ñu téye suñu doom marché sax bu ñu fay dem dañuy dugg semaine doog a ñëw ndax ragal rek suñu kaw kii la ñuy toggee suñu kaw lal la ñuy toggee barke yonent bi loolu ñu may rek ñu jël ñu ngi leen sant yàlla gën leen a jàppale ngeen gën ñoo bon gars yi gis nañu ñu ngi dagg partout di def ay tuyaux partout di def ay canalisation partout loolu nit ñi teg nañ ci seen bët bon la deuxième chose est que ce que honorable député avait proposé de faire benn plan d'urgence boobu dina permettre su tawee ndox dina am mais 72 heures après ndox mi day disparaître ou un peu après alors technique yooyu ça marche bien parce que li ñu daloon daaw depuis bi mu tawee ndox mi dafa stagné pendant presque 1 mois et 15 jours mais boo xoolee taw ren bii moo ko ëpp 3 fois presque mais su tawee quelques heures après dinañu attirer avec l'attention des sapeurs-pompiers dinañu tirer ndox yi yóbbu ko mais c'est un problème boo xam ne qu'il faut discuter et trouver des solutions d'ensemble kenn bañ a topp kenn bañ a mere kenn. yan solution nga ñu mën a proposer pour ndox mi mën fay jóge. D'abord moi ma solution en tant qu'artiste nous sommes une population en général ñun ñooy njëkk a génn def suñuy débat ba ku ñëw fekk ñu ci mais li may bañ mooy nit ñi toog rek toujours di xaar ay ndimbal toujours di xaar ku leen indil or que nit ñi dañoo war a génn d'abord comme ce qui se passe à Kër Massar. ndax nee nañu ndimbal na ca fekk loxol borom. ndimbal na ca fekk loxol borom c'est comme ce qui se passe à Kër Massar nit ñi génn nañu def nañ ba fi seen doole yem mais ndox maa ngi ci biir kër yi di yàq meuble yi di yàq lépp loo xam ne lii kër gi daf koy def jumtukaay métti na trop. Vraiment kër yoo xam ne yii fi mu nekk des jours nelawuñu guddi nelawuñu bëccëg vraiment on tend la main au monde entier en passant par le président de la République mu dolliwaat encore nos autorités des moyens pour ñu gën a mën a def liggéey bi dolli aussi ces moyens même à la télévision parce que sans la télévision kenn du xam lan moo xew ci biti même ces moyens war na dem ba dem ci télévision yi moyen mbënd mi dafa war a dem ba yegg ci télévision yi dañ cee wut sites yi dañ ci war a jot alors que loolu moom mooy doxal liggéey bi vraiment di sant ñëpp di leen gërëm encore une fois mais di ñaan ne métti na ba fi métti yem parce que nga toog ba ay ndox ñëw dugg sa biir kër ravager ko say meubles yàqu sa lépp yàqu c'est tout un travail boo xam ne bii vraiment métti na ba daal lii ngeen def yéen amuñ ci seen. ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la remercier. merci beaucoup merci.